ci campagne électorale bi ak xew-xew yi ci am pour dugg ci yeneen actualité yu ci mel ni mbirum force spéciale yeeg décès bu François Mancabou ba ci yeneen yoo xam ne jot na fi am dama bëgg ñu aborder un dernier point balaa ñu dugg ci loolu. nga xam ne mu ngi xewee ci campagne électorale bi li tax ñu andi ko nag mooy dafa am mbir yoo xam ne waruñu ko mën a fowe wala boog buñ ci juumee dafay war ñu génn publiquement daal di jégalu. muy imam yi nga xam ne ñoo nekkee ci Parcelles Assainies en tout cas ñi nga xam ne ñoo jotoon a gisante ak Amadou Ba doon wax sax ne Amadou Ba moo tax bu fekkee ne sax Amadou Ba am na jéego yu bëri yu mu def ci tabaxum jàkk yi foofu ca Parcelles Assainies nee nañu Amadou Ba moo tax ñu tëj seen i jàkk bàyyi tàkkusaan ak tisbaar ngir teewee ci ndajeem loolu itam waaw mais loolu yëpp mooy li ma doon wax sànq ci mbirum député yi rek maanaam Sénégal il faut ñu xam ñu lépp lu mu nekk buñ koy tànn ki ñuy tànn ñu waajal ko mais boo fekkee koo xam ni maanaam dundam gi yëpp ci ay tàppale la ko def dem ba retraité ñëw ni force day nekk imam nga teg ko ci kanamu nit ñi mais conséquences yi lay jur xam nga Sénégal am na imam yoo xam ni kenn du leen kenn yabu leen mais imam comme imam Dame Ndiaye dégg nga ku ko fontoo parce que li ma nga ca fam war a nekk un imam bi jiite russe nu mu tuddati Makhtar Kébé imam la y a des imams yoo xam ni kenn ñi mu leen a dugal ci ay caaxaan parce que boo leen ne jàkk di nga xam ñi dañuy caaxaan wala caaxaan maanaam profilu imam mënta ñàkk ñu xool ko ñu xam kan moo war a nekk imam ak ku ko warta nekk foofu la débat bi nekk d'accord sinon bu ñu réglé wul loolu mooy li ma doon wax kan moo war a nekk député ak ku ko warta nekk kan moo war a nekk imam ak ku ko warta nekk parce que bu fekkee lijjantiwuñ loolu mën nañ fay gis imam boo xam ni buñ ko nee jaayal alxuraan ji mu jaay ko ngir xaalis jaay boppam jaayaale diine ji yaa ngi diine waaw maanaam il faut ñu am lu ñu tuddee un conseil supérieur religieux waxuma islamique de religieux boo xam ni dinañ ni ñuy former enseignants yi ci wàllu diine xam ni boo jógee Égypte ñëw dañ lay yóbbu école normale ñu former la nga soog a nekk professeur ñu am conseil boo xam day former imam yi nga xam ni yow di nga xam lan mooy responsabilité imam am na France sax moo am fépp ci àdduna bi Sénégal ñoo lànk ni duñ ko def parce que Sénégal franc-maçon yi ñoo ñu infiltré bëgg a yàq l'islam bi lii mooy dëgg ni nañ bàyyi l'islam bi pëccxoo noonu nañ fexe ba bu ñu worandoo nañ fexe ba bu ñu woreendoo loolu nag bu ko état amul courage yu def nitu diine yi waroon na ñoo am fulla ak fayda def ko waxuma conseil supérieur islamique religieux église bi sax dañ leen cee war a dugal te loolu li tax mu am solo ci réew mi mooy problème yi ñuy waxtaane yëpp boobaa lu jëm ci wàllu diine conseil boobu moo koy gérer essentiel na am indépendance rek état bañ di ko nome parce que bu ci état duggee ay tappale dugg ci moom parce que dina nome koo xam ni man bu boobaa damay lànk du ma jiite wala sa morom lànk parce que da nga koy nome ci politique mais bu dee bàyyi nañ nitu diine yi ñoom ñu tànn xalifa généraux yi tey buñ leen bàyyi woon yaa ngi dégg ak association islamique yi ñu réunir ñoom dinañ xam ñi gën a crédible ci seen biir ñu seet ñu jiite conseiller boobu d'accord nga xam ni dinañ fexe bay worandoo di woreendoo ñu xam kan mooy imam waaw waxi commission ay tappale la waxuma commission këru diine yëpp fa daje de non commission bi benn këru diine daw nekk commission bi këru diine yi ñi am fulla ñëpp banañ leen ñu ngi ci seen bopp Touba déglootuñ commission bi Tivaouane wóoruma mais ay man àndulaay ñun dégluwuñ commission bi yaa ngi dégg sama bopp sax laa mën a wax parce que foofu laa dëkk waxi commission moom ay caaxaan la commission boo xam ne yow ñi ma woo joxe kàddu te nguur gi waxu la waxal conseil laa wax supérieur religieux boo xam ne ay boroomi xam-xama ciy nekk yaa ngi dégg ay nit ñoo xam ni dañu am autonomie kenn mënu leen a ger sëriñ buñ jàkkaar lool mën nañoo wax yow seen xalaat yaa ngi dégg parce que alxuraan la ñuy wax texte la ñuy wax d'accord yaa ngi dégg buñ toogee nguur it mën a wax seen xalaat mais fii ak mënoo ñaar yooyu mënoo doxal l'islam d'accord waaw l'islam moom bu texte bi ñëwee li Cheikh Hadji Abdou Aziz sama sëriñ daan wax bu dëgg ñëwee fu mën a bu dee yat la jël ko nga dóor ko fu mën a dal na nekk dëgg rek d'accord alors ñu conseil boobu laay proposé très bien ba ñu bañ cee dugal tamit politique bu dee dañ ciy dugal politique c'est pas la peine d'accord Bijou mu ngi may signaler ne li ñu dese ci temps bëreetul mais propos yu imam yooyu imam mu ñu jàpp ne njuumte la waaw njuumte la dañoo war a génn jéggalu sénégalais yi jéggalu umma islam bi yëpp parce que boo toogee ni man julliwuma tisbaar julliwuma tàkkusaan ndax luñ la war a jox yow màbb nga
màbb nga l'islam ci boppam maanaam sabotage laa ko jàppee kon dañoo war a génn rek baalu askan wi waaw reconnaître seen erreur parce que nit ku mat tamit amul mën nañ ko dugal ci cadre boobu yaa ngi dégg donte liñ def lu ko gën a garaaw amul waaye ñun Sénégal julliti Sénégal dañoo am tolérance waaye li Sénégalais yi mën de tolérer nga def erreur ba pare reconnaître sa erreur parce que fii kenn du fi yonant ñëpp ay nit lañ kenn du fi maasuum ñëpp ay juum tamit foofu tamit bëgg naa ñu taxaw fa tuuti man tolérance dama ko bëgg li nga may gis nii ku juum ñu nangul la sa njuumte waaye à ci condition nga reconnaître ni juum nga li bon mooy nga juum ba pare rëy ni juumuma loolu moom la l'islam bañ mais l'islam moom dañuy wax ni summiyal insaanu ala kasrati nisyan yi nit dañ ko bind ci gaaw a fàtte nasiya bi firi fàtte ci lañ bind ci la al insaan jóge moo tax nit moom day juum kon nañu génn ñu wane ni dañoo juum ñu baal leen donte xol bu naqari lañ leen di baale te wuratu la am ci réew mi parce que réew mi Amadou Ba jarul ngay bañ a julli tisbaar ak tàkkusaan waaw benn politicien jaru ko nit sax jaru ko ndax suñu borom moo jiitu ci lépp te mooy mujj ci lépp itam dañuy waxtaanee beneen actualité imam muy actualité judiciaire fan yi yëpp ñu ngi ciy wax muy mbirum force spéciale yi entre guillemets ak li nga xam ne jur na ko yëpp ci ay arrestation ak ay faatu doomu aadama yoo xam ne am na ku ci mel ni François Mancabou moom itam ñu ngi ñenn ñuy njoxtu ni ci mel ni waa këram ak ay avocat am ne dañ ko torturer waaye am na autopsie yoo xam ne procureur bi daal di nañ koy jébbal mu fësal ko ne dafa décédé ci wàllu accident maanaam mbëkk ñu ko déggee boobu ban gis-gis nga ci am ban jàngat nga ci tout d'abord maa ngi jaale bu baax communauté Mankagne bi maa ngi leen di jaale ay mbokk François Mancabou soxnaam famille am di ko ñaanal yàlla yërëm ko atte ko ci yërmandeem parce que man li ma gëm benn sénégalais bu faatu rek dafa mel ni faat nga sénégalais yu baree bari rawatina sax benn nit waruñu faat ba kanam ci ay caaxaan faat moom yàlla rek moo mérité di faat parce que moo bind nit ñi moo leen fi indi kenn warul defi pexe pour faat nit loolu dafa jar a taxaw boo gisee alxuraan di wax ni képp ku rey benn bakkan dafa mel ni rey nga àdduna yëpp ku fexe ba benn bakkan bu waroon a dund bu waroon a faatu dund dafa mel ni dundal nga àdduna yëpp kon ñu ngi ñaawlu bu baax li am di wax ni communauté Mankagne boobu ñun ak ñoom ñu ngi bokk ak ñoom naqar wi c'est important waaw ñu ngi bokk ak ñoom naqar wi d'accord di wax nag di xaar tamit justice mu def liggéeyam moom la Sénégalais yëpp di xaar parce que lu waay mën a wax rek waa ji ci loxo police la faatoo loolu moom nangu nañ ko xam nga déggoo kenn ñu ni faatoowul ci loxo police comme le fait que ñu ngi ciy tudd police te police moom dañoo war a fexe ba ñun suñu digganteeg moom confiance bi dox suñu digganteeg police du dëñ kon tey ki ëpp responsabilité ci leeral ni moom bokkul ci ñiy faat bokkul ci ñiy torture mooy police yaa ngi dégg police tey moo waroon a génn ndax am na loo xam ni yow buñ la koy jiiñ yow yaa war a setal sa der wane ni man bokkuma ci bu fekkee dafa am ñu leen rax ci biir police ñoo xam dañ leen a jox ay ordre pour ñu torturer waa police ñoo war a taxaw dénoncer ñooñu parce que nag buñ naxante police bi ñu am ay jullit a ngi ci ñu gëm yàlla ay chrétiens yu gëm yàlla ñu baax ñoo xam ne réew mi rek a leen ñor mën naa am ñu infiltrer leen kon lii tax sénégalais yi amaat confiance ci seen police ak seen gendarmerie mooy yu mel ni bu amee ñoom ñu jël seeni responsabilité ñoom kilifay police génn ñaawlu ko te enquête bi ñu jox ko beneen corps bu dul police mais yow mënuñu la di la ji waaw mënuñu di la jiiñ dara yow miñ koy jiiñ nga bëgg a def enquête bi xel nanguwu ko loolu logique nanguwu ko jarul jàng droit pour xam ni logique nanguwu ko xel rek la laaj buñ koy jox gendarmerie ñu jox ko bu dee dañuy ragal police ak gendarmerie tiraillement am ñu wut ay magistrats yu libre wala ay juges yu libre yoo xam ni ñoo moom seen bopp société civile bi fekke ko ñu def enquête pour xam nga pour lan pour police pour sénégalais yi gëm ni police du torturer defar image am man loolu daf maa ñor parce que man damaa gëm ni police bii man la fi nekkal police moo tax tey ma mën a toog fii di wax sama xalaat génn jaar ci mbedd mi te kenn du ma agressé
kon man sama responsabilité ma défendre sama police ba mu am image bu baax daf cee bokk. d'accord yaa ngi dégg. te image yu police baax dafay bokk ci liy tax réew mi stabilité am fi. yaa ngi dégg et puis bu dee procureur bi li mu wax man jàpp naa ne dafa teel a wax. waaw dafa teel a wax. wala même booy wax am na point yoo bu ko laal am na point yu mu laal yoo xam ni jàpp naa ni am nga éléments yi jox ko ñi enquête rek ñu enquête ko parce que li may sóoraalee mooy nañu fexe ba nit ñi ñu bañ a am crise de confiance suñ diggante ak institution yi parce que loolu bu amee rek mooy ku ne yaay nekk sa état bopp. Sénégal yi bis buñ gëmee ni ku dem police ñu torturer la ray la te du mujj fenn Sénégalais bu police ñëw këram dina defi pexe ba duñ ko yóbbu dégg nga wax li may wax dafa ba ñu dégloo ko ñu dégloonte parce que man j'ai des amis yoo xam ni ay commissaires yu gradé yu nekk police man nawloo leen lool buñ ñëwoon sama kër bu julli jotee man leen dem leen ci kanam am ci ay frères am ci mbokk kon man compte nekkuma fi bokkuma ci ñiy attaqué ay police ak gendarmerie man sama responsabilité dépassé na loolu. D'accord man damaa gëm ni li bon te nekk biir police te ay politiciens dugal ko fa nan lañ fexe ba génne ko fa. D'accord man ci niveau boobu laay waxee. D'accord très bien benn dernier point imam muy beneen affaire boo xam ne jamono ji itam justice mu ngi jànkonteel ak moom muy affaire bu Idrissa Goudiaby moom mi nga xam mooy taximan bi nga xam ne jotoon na faatu ci manifestation Yewwi Askan Wi fële ci Ziguinchor te ñu ne woon dafa gaañu ci ay objet yoo xam ne objet tranchant la et cetera. waaye autopsie bi nga xam ne def nañ ko loolu la wane waaye dafa am beneen contre expertise bu ñu def. boo xam ne procureur bi jébbal nañ ko procureur ba mu recommandé ko. déglu naa ko boobu itam ne dañ ko gaañ ci bal. waaw bal lañ ko tiré. ak violence bu xaw a jéggi dayo boobu itam problème la waaye procureur ne na faaw ñu def benn contre expertise maanaam beneen troisième. boo xam ne mooy ñëw départage boobu itam noo ko gisee. waaw mais mën nañ ko nangul. xam nga le fait que xam nga man dama bëgg tamit ñu dem rek ci transparence ak nangul ku nekk li mu war a def ñu bàyyi la ko nga def ko. comme nangu leen ni mooy procureur moom moo war a. dernière information yi moo ñu ko war a jox def nañ autopsie bu njëkk ba moom sànni nañ ko fële parce que bu ñaareel bi wanee na ni autopsie bu njëkk ba lañ doon wax du dëgg. yaa ngi dégg léegi pour ñu wanee ni bu ñaareel bi dëggu na bu ñetteel mooy ñëw confirmer ko loolu logique na tamit xam nga li ma wax ñaari autopsie la bu njëkk ba. puisque ñaari bu njëkk ba waaw bu njëkk bi moom nee nañ bu mujj bi nee na bu njëkk ba ay tappale la. léegi ñetteel bi mooy ñëw confirmer ànd ak ñaareel bi waaw noonu la bu ko defee fi majorité bi nekk ñu appliquer loolu l'essentiel mooy nañ ko def rek ci ak mandute ñi ci war a bokk ci yaa ngi dégg parce que sénégalais yi moom lu la waaye mën a wax li ñu gëm mooy bala ko rey man mi dama bokk ci ñu gëm loolu ba koroog may gis le contraire waaw léegi nag du tere it nañ am patience nangul tamit procureur li mu proposé parce que moom mooy procureur de la république tamit waaw man du ma procureur yow doo procureur bari na ñu bëgg tamit bëgg di teg pression nit ñi duñ procureur parce que réew mi tamit duñ dox man d'accord ma ci acharné man d'accord naa justice amul justice bi ñëpp xam nañ ni contesté nañ ko yaa ngi dégg waaye tamit nañ nangu ni justice bi ba léegi am na loo xam seen responsabilité la nañ leen ko bàyyee waaw man ci niveau boobu laa nekk. D'accord ñu bàyyi nga jox sa dernier mot temps bi jeex na. waaw dernier mot bi rek mooy santaat sénégalais yi bu baax di wax ni rek élection yi dafa am ay enjeux yu am solo lii tax jàmm am ci réew mi mooy lu génn ci urne yi ñëpp nangu ko ndax sénégalais yi duñ nangu dem voter ba noppi maanaam. wooteel ki ñu wooteel ñu bugg koo jël jox ko ñeneen loolu day jur fitna. maanaam scrutin bu transparence li génn ci urne yi na ko ñëpp nangu bu fekkee ni dafa favorable ci opposition bi maa ngi ñaan nguur gi ñu nangu ko ak courage xam ni c'est pas la fin du monde bu fekkee dafa favorable tamit ci Macky Sall maa ngi ñaan opposition bi ñu nangu ko gëm ni c'est pas la fin du monde Sénégal dafa war a continuer di dund après le 31 Sénégal dafa war a exister yaa ngi dégg waaye nag képp ku bëgg a tekki pexe pour li sénégalais yi moom li nekk ci seen i urne ñu woote ko fa yow nga bëgg cee def leneen lépp lu am ci réew mi yow yaay responsable c'est très important li may wax ni
kon lu génn ci urne yi na ko ñëpp nangu ma wax ni sénégalais yi nag li fi nekk buñ ko fi bëgg a jële ay wax du ko fi jële commentaire ci internet du ko fi jële yaa ngi dégg ay saagante ci internet du ko fi jële voté moo ko fi jële kon maa ngi woo sénégalais yi ñu génn voté massivement ci nawet lañ nekk même buy tawi xal nañ génn dem voté ji buñ voté ba pare ñu sécuriser seen vote ba ñu compter ko ñu bañ a nelaw ci dara bureau de vote bu nekk kañ fa teg pour nga superviser vote bi nga vigilant ba pare rafet njort tamit ci ñëpp xam nga bari na luy indi coow ci affaire élection mooy ñaaw njort gu ëpp nit doo nekk ngaaka waaye nag da ngay rafet njort ni yow it ni nga ñëwee pour am intention pour doxal dëgg sa moroom it noonu la ñëwee pour am intention doxal dëgg te it ñu xam ni bu dee force de l'ordre yi nga xam ne dañoo ñëw encore une fois pour di sécuriser nit ñi ñooñu duñu ennemi kenn ñooñu réew mi lañ fi nekkal ci li war a am bu amee réew mi lañ fi nekkal drapeau biñ takk du drapeau APR loolu tamit c'est très important parce que man dama contre violence di jëmee ci ay force de l'ordre ni ma contrer force de l'ordre di jël violence di ko teg askan wi encore une fois Sénégal dara du fi xew c'est pas la fin du monde li am solo rek mooy li génn ci urne yi na ko sénégalais yi nangu d'accord waaw di souhaiter ñëpp nag ñu dem ci élection yi ci jàmm di ñaan it yàlla def ci jàmm ndax réew mi toll na foo xam ne ñaan moom dafa bokk ci li koy sauver ñu nangul ku ne fa nga far réew mi man bokkuma ci ñu gëm naan ay sëriñ si kum neex faral fu la neex l'essentiel na nga ko assumer rek parce que Sénégal foofu lay daaneele ñaar xàmme nañ ko xàmme nañ ni ñuy toppee nitu diine ci wàllu diine ak ni ñu lay toppee ci wàllu politique loolu dama bëgg dalal ci xelu nit ñi Sénégal benn nit wala ku ñuy tuddee sëriñ duñ ànd ak yow ci mbirum politique ba kañ war a wooteel duñ ko wooteel mbirum diine nag boo leen laajee addee ñu jox la ko yaa ngi dégg bu sa maam wootee ñu ñëw taxaw jàppale la ci waaye buñ duggee ci urne yi xam nañ ni fa seen intérêt nekk ak kaleen doy moom la ñuy wooteel kon man jox naa confiance bu baax le peuple sénégalais